ñu ngi leen di siyaare leen jox seen wàccuwaay bokk internet di Banlieue Actu ñu ngi leen di bégee bu baax a baax tey jii dañu ñëw fii si Yeumbeul seet si fi ndaanaan kul fadli na ndaanaan loo xamante ni dafa jékki-jékki woon sama gars yi réeroon suñuy bët tey jii suñu borom indiwaat ko suñu kanam ñu déplacé wu ñëw seet si ko muy MC Kher Kher bégee naa la. La Banlieue Actu, la télé des surprises et du suspense. ziar nañ la maa ngi bégee waa Banlieue Actu di kontaan ci dalal bi ngeen ma dalal parce que bu leen neexoon ngeen seen caméra doo leen ma ko dékk waaw ngeen ñëw seet rawatina ngeen jóge fa sori ñëw ba samay tànk donc damay rafetlu loolu quoi di béggee képp ki may seetaan di béggee gaa yëpp di leen wax ni liggéey loo leen ma nam ma rek man maa leen ko file ëppee quoi fayital for real. wax MC Kher ni fayital. fayital rap. yes fayital. ngeen def lu yéeme ci temps bi. génn doy waar yoo xamante ni bii macha allah. déggee nañ ko ñëpp kontaan nañ ci. dañu jékki-jékki déggatuñu fayital déggatuñu MC Kher. lu waral loolu. waaw xam nga benn instant ñun dañoo nekkoon di liggéey mu nekkoon kuru mais yàlla def gars yi di bàyyi ba mu des man ma ngooy jàpp teewoo bàyyi yàlla def nag ba sama album génnee l'album mot de passe 12 titres ba album bi génnee ma am contrat tukki mais ba ma tukkee xam-xam laa fa jëlee te dama jàngi woon musique moo waral ma toogoon def resté parce que am na lu ma indil Sénégal te incha allah dinañ si jot léegi du yàgg dara ainsi dama pare te kenn du ma teg. di woon xam-xam comme ni nga ko waxee ni jàngi woon musique ñëw mais bi nga ñëwee musique bi nga bàyyi fële ak musique bi nga fekk Sénégal. am na différent parce que tamit li naan tubaab ak naar xeesa leen boole waaye bokkuñu moo tax tamit musique bi ak foofu ak fii tamit bokkul parce que fee musique bi day fay. fee buñ la yëkkatee sax nga dem benn concert rek lu mu gàtt gars dinañ jël benn 500 euros teg ko sa loxo te loolu xaalis la bu fekkee fii nii fii dañ lay invité sax programme wala concert topp la pour ñu trans bi ñu lay jox sax da ngay gis waaye dëkk bi dafa dëgër waaw suñu concert bi nangam li ñu feree dafa bëri jàppale ñu xam nga ñëw rek zéewal ñu xam nga fii Sénégal moo tax dem fi yombul mais artiste te dañ laa war a jox li nga moom kenn ku ne la ngay yellool dañ la ko war a jox. moo tax musique Sénégal ak musique Europe bi daal day am différence chaque jour quoi mais man teewul xam naa li ma bëgg xam naa maay kan xam naa fu ma teg sama bët xam naa fu ma bëgg a jëm kon donc li naan bu ñëpp solee lu ñuul man damay ñëw sol lu weex taal fu waay tollu di ma seen man bokkuma ak gars yi waaw te bu du woon ak ñiy tilimal ñiy balee duñ fayee ko weer moo tax faaw mu am ñuy salteel mais ñun xam nañ li ñu bëgg xam nañ fi ñu bëgg a jëm. moo tax bu musique Sénégal ak musique Europe mënul yem mais tamit ñun am nañ suñuy tactique ak suñuy clé yoo xam ne tey loolu lañ bëgg a fësal pour gars yi xam ñun ñooy ñan xam tamit suñu njëg parce que marchandise mooy jaay boppam quoi te uude moom nam la gisee rek la lay ëwalee moo tax faaw gars yi kenn ku ne nga am sa qualité bi nga xam ne yow yaa koy jox sa bopp qualité bi nga xam ne yow yaa koy wan Sénégal yi pare imposer leen ko mu mën a dugg seen biir xol parce que lu neex ñëpp a ko xam. day mel ni affaire bi départ bi yombul woon jafe woon na lool metti woon na waaw mu taroon lool da ngay gis sax sa mère mooy teggi natt sax jox la ne la defal vidéo sama première vidéo sama yaay moo teggi natt jox ma. Mame Mbaye ñaata vidéo la def. bëri na de actuellement ne buñ ko xaymaa est-ce que waruma def lu mat ay 30 vidéo bëri na de vidéo yi ma def dafa bëri surtout sama comeback bi ma def nii rek def naa lu mat 5 vidéo yoo xam ne pare naa waaw ainsi télé yi nag ñi ngi dawal ñaari mais ñett yi man maa ngi ko téye nii di xaar xam nga rek chaque 3 mois ma blanché leen benn xam nga man bandi laa quoi. kon de mun na jox ni Mame Mbaye rab bi mu ngi koy fay. yes waaw parce que ñun musique moo ñu yóbbu musique bu ñu fayul woon tey ji duñ dem Europe parce que damay sant musique bu du woon musique du ma dugg vol kon donc musique tey dama koy sant bu baax a baax parce que bu du woon moom tey ji kenn xamuma metti woon na lool kenn taluma kenn lijjantiwu ma mais guddiñ toll nii fuñ fëgg dañ ñuy ubbil ba pare te gars yi fu ne lañ may wooye man bokkuma ak gars yi quoi xam nga li lay wan ni man ak booy sax dañu bokk maanaam man yàlla dafa def léegi ma maîtriser côté bépp ba pare alxuraan bi macha allah yàlla def ma maîtriser ko bu baax a baax di ko wax di ko tekki kon donc bu booy di ñëw di saaga ndey man damay ñëw ut sama yoon bu ma war a aw maanaam pour yedd jaam bi parce que léeg-léeg nit dina toog am ay jafe-jafe xamul nu mu war a def mais déglu benn fayital rap mu gëmloo ni ko live bi metti na waaye tolof yi nga nekkee bis na ñëw yàlla jëlee la ci. dafay mel ni sax rap bi loolu ngay wax léegi daf koy bëgg a yàq
parce que léegi boo xoolee booy rabatuñu dañuy classante loolu rek moo saaga xuloo bif def yu kenn xamul demoon nañ ba tollu mois boo xamante ni sax sénégalais yi mën naa ni déglootuñu woon rap bi dëgg la gars yi yéen ñuy seetaan yéen gën a xam li ñuy wax nii demoon nañ ba toll benn mois boo xam ne gars yi déglootuñu rap bi dëgg la rap bi bu xawee demee nii léegi sax génération bi yéen seen gars genre yi gars yi ñoo ñëw am leneen lu ñu teg leneen lu ñu imposé dëgg la tombeeg booy yi nga xamante ni bii maanaam nouveau génération bi màgg tolloog ñoom li ñuy def ñu sentir ko mais tolloon nañ ay benn mois boo xamante ni lii ñuy def nii gars yi nañu wàññi saaga yi nañu wàññi waa yenn détails yi quoi xam nga tax ñu war a bàyyi saaga yeeg yenn clashante yi wala yenn bif yi xam nga lu tax ëllëg dafa am te ñun ay royukaay lañ te suñuy doom dañuy màggi te fii loo fi wax lu nekk TikTok baa ngi fi Facebook yaa ngi fi. non ma la mais xoolal fii ay jamono groupe yi fi nekkoon ay rapajo pile fois gars yi fi nekkoon doon def yenn accords yu metti yi tey jii grand frère yi anañu ñii dem nañ nekk si leneen ñenn ñi ñu ngi toog jàpp seen ñaambur kenn déggatu leen ci ay bagages kenn déggatu leen ci ay vibes te bu ñu dajee dañuy joxante cër kon yéen ñi ci tollu moment bii nii gars yi nañ joxante respect nañu joxante cër nañu waaw. xam nga sa doom di ëllëg di la seetaan ñi naan bàyyi de pourtant moo waxoon lii dafa ñaaw quoi te dafa am lu jar a bàyyi xel gars yi nañuy bàyyi yenn saaga yeeg wala yenn jëflante yi ñaaw yi quoi parce que. boo xoolee surtout yaasin yàlla nee na al yawma naxtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun surtout yaasin la ko yàlla wax aaya 65 kon gars yi loolu dafa jar a bàyyi xel keroog yow ma nga xam sa làmmiñ day seede tànk yi seede loxo yi seede foo mus a dem def fa lu ñaaw tànk yi wax ko loo mus a téye te waroo ko téye loxo yi seede ko kon dafa jar a bàyyi xel quoi. yooyu yëpp faaw ñu seede daal. waaw dañuy seede yàllaa ko wax te yëpp dañuy seede amul leen lu dul seede ci yow. amul leen lu dul seede ci yow keroog yoomal xiyam ko te loolu dafa jar a bàyyi xel quoi kon donc musique bi defar la bu ñu naan musique artiste la ñu wax maanaam nga artiste nit ki mais booy léegi xamuñu ko quoi dañuy def affaire de rem itam musique bu neex man nag def naa musique boo yaakaar fas xeetu écriture bi ne bind naa ko tactique bu ne maa ngi ak moom guddiñ toll nii nag su ma neexee dootuma génneel texte de damay génnee rek di teg dootuma bind parce que damaa bind li ma bind xajul ci. yee maan daanaan kulu fadilin ngay jàkkaar loolu nii daanaan fan nga toll ci projet yi. waaw actuellement Fayital Rap ubbi na benn label studio tuddee ko Fayital Pro di bëgg yëmbal képp nga xam ne yow yaa ngi fi rek man pare naa pour taxawu la pare naa pour jàppale la bagage yëpp Allemagne la jóge mu doon ay label bu doy waar ba pare beneen bi si topp mooy dama war a génneel sama album. mixtape dinaa ko génneel décembre incha allah bu génnee après dinañ génneel suñu album. defoon na album 2013 l' album mot de passe. mooy parce que son boobu amoon na benn son bu ma ci defoon bu tudd jëfru télé yi dañ ko censuré woon ndax am mu affaire yi moo garaaw ay guddi gi may naaw jug ànd xobu dun yaa ngelaw man daal sama jëmm nu ko neex mu mel bu ma la soxlaa fatt la xaar la caar mel soxlaw ma yàpp xar wala dugub bu guddi gi xaajee ma naaw yor ji koy njugub comme dugub frontière u Sénégal nii lay yombee ba ma nee tëll laa dajek soxna su noon awa yombee deret ji laa muucu xamoon naa ne du mucc as tuuti ma dugg ci benn rukk soppaliku benn mus mu ñuul kukku jugee foofu dem korosman du la oto bu romb ma jafandu la xoola ma dikkee jabu mus mu ñuul laa ko dikkee doyu ma añ dama ko ndékkee jugee foofu dugg bi Dakar yam ca garabu Dakar dégg ay baatu arab si laa naaw tak ci kaw garab heure bi daaw laa fattoon femme bi ci biisu 50 bi jekkale ko ci tànt bi su may fàttaliku sama dëkkandoo bi meer ndiku guddi gi ma cóllee moom laa gallax ndiku maay original dëmm su ma nee la jàkk gis li nekk sa jëmm ma ci yàlla xiiree ma soppee ko doon ngelaw man ngay gis sa karaw bopp yi taxaw saa boo ma gisee di tiit ma dëkkee woon sa butit yow mi mokkul alxuraan benn araf su ma nee la jàkk sa bëdi day raf yéen ñiy toog ci bopp koñ bi laay waxal sama jëmm ji moom yóbbante bi ba daa xal bu ma la fekk si bopp koñ lu ko may ma soppe ko doon baa xoñ làmmiñ ak làmmiñ mënu lekk morom mata ñorul sama yaram bay laa jàpp bu ñorul ku weddi laa jël Mamadou Pam yàpp yi laa jël saam ndawal lum duuf benn waxtu lay def ci man loolu graaw na de mais loolu graaw na de texte boobu graaw na non dafa yéeme RTS moo ko teg benn jour 2STV teg ko gars yi teg ne dootuñu ko tegat ne gars yi buñ ko tegee seen doom yi du nelaw ndax vidéo bi dafa am ay warwaraan ay dugg ci bàmmeel génn affaire yu doy waar quoi. non garaaw na mais xam nga Sénégal da ngay ree ba tas quoi xam nga ñun mënuñu def ay actualité yoo xam ne ay thème la ba pare di ci wane ay Kumba Gawla Seck wala ñu ci wax ay wala wane ci ay Aïda Patra ak yooyu noonu mais buñ ñëwee wax loo xam ne kat boo ko dégloo mën ko bàyyi xel tey jii faaw nga am
benn objectif booy demee en même ak benn caractère boo xam ne day ne ci sound bi wala benn dignité moom ngay wane quoi pour gars yi mën ko dégg mais tey jii buñ ci tegoon mbalax ak yooyu noonu son bi boo ko dégloo doo tiit doo ragal lu mais faaw ñu defee ko noonu quoi. da ngay topp neex-neex bi ba doo déglu parole yi. yes te ñun li ñu soxla mooy parole yi di génn quoi. nee naa leen Fighter Rap beneen booy la bi nga xam ne yëmbal la jugee yëmbal la dëkk màggee ci hut bi yaroo ci hut bi ba pare mën li muy def gëm ko nee naa la man booy duñ ma téye dama pare quoi. kon album bi ngay préparé mooy sa deuxième album. album bii di ñëw mooy sama deuxième album ak 32 titres album bi mi ngi tudd benn melo na ci gars yi bàyyi xel quoi bu baax album la boo xam doo ko gis bu ñu nee benn melo nag ñu bëri dañ naan rek. man de benn melo xar laa ci xam. ñu bëri loolu la ñuy wax bi xar wala sinon benn couleur moo nekk benn melo mais tey jii biteelu ndox mii nga tiim nii tey jii liñ naan biteel bu mënti doon boo ko ëbbee la sa nekk la saañ ba di xeeñ waaw kon noonu la demee quoi moo tax ndox mii nga gis nii tey loo ci def rek couleur boobu la lay jox biteel bi kon donc moo waral ma tuddee sama album benn melo. yow miy déglu rap boo dul déglu katu rap sax boo ko dégloo da ngay am envie déglu rap. dëgg la ñu dem ba benn moment léegi gars yi ngeen jégal ma léegi kenn xamatul rap moo am kenn xamatul extra gars yi léegi duñ ko sentiree noonu lañ koy defee. doy na waar mais parce que xam nga tamit léegi 32 rappeurs 32 style ñoo bokk benn concept xam nga gars yi ba Samba Peuzzi di ñëw gars yëpp dañ doon wax ay Samba Peuzzi lii mais léegi ñëpp a koy def ñëpp ay def léegi rap mbalax bi. ci Fata la njëkkee. donc mais Fata moom nëbbu ko woon quoi man Fata man dama ko respect xam nga tax ma jox ko cër maximum respect laa ko jox parce que moom nëbbu ko woon da doon wax musique business. bokkut ak booy yi nga xam ne léegi ñoom defuñu ko woon dañoo ñëw ba ci biir rek mu tollu fii rek ñu commencé kenn ku ne mais Fata moom nëbbul woon boppam xam nga nit da ngay ñeme li nga doon doo ragal fa nga féete waaw li naan bal bi lay jub boo ko mënta maytu joxeel sa dënn booy dee na la gaynde ray affaire bi noonu la demee quoi te xam nga wax bascule la bu génnee nga xam lu borom di peese man noonu la demee quoi man côté bi may rabee ak côté bi may bindee sama écriture. man est-ce que du yow da nga topp gars yi ci rythme boobu est-ce que du yow da nga nar a topp gars yi ci rythme boobu. parce que xeer bi ñu xamoon. am na sa benn son booy way làmb ji. son boobu son bu ma marqué la sa benn son boo xamante ni yaa ngi ci classe bàjjen yeeg umpaañ yi ci xew yi ex ndawtal bi voilà yooyu noonu dafa nekk ay affaire mais tey nga jékki-jékki bëgg a ñëw taxawee nii. non maanaam xam nga musique variété la ñu wax te man dama nekk artiste bi nga xam ni maanaam man su may rap ñëppay dégg samay parole ba pare samay riim dafay neex kon donc mënuma ñëw rek ne damay rap la ma daa rabee mais parce que dama demoon jàngi musique damay tegu ci cross caisse casque clair mélodie vent kora xalam loo ma indil dama ciy tegu kon donc ok ma ni faaw ñi damm gala ñi wéer na ndi jéem a réaliser rêve yi ci dënn yi fu góor gàddoo illeer ngeen gàddoo fa gën yi dafa jot ngeen démystifier yàq mi jéem a sakkanal pepp mi ci sàq mi dafa yomb tegale say tànk toog bu sa jëkkër indee nga sàq mi soo bàyyi ndawtal takkaay boo am di nga ko jaay maytul ma jotaayu ndaw rabbi ak ndaga njaay yi su amul métier na nga jaay boo jotul avion yi kalka ci rab si ak njaga njaay yi non xam nga dañu soxla maanaam góor dóor waar jigéen dóor waar parce que àdduna ñaar la quoi te loolu mooy doxal réew. ndawtal bi dafa yéeme gis nga. parce que bi nga koy def ay at ci ginnaaw. fekkoon na ko fi mais actuellement nii dafa gën a takar naa. comme tey waaw moom la rek maanaam alal ji ngeen di posoree jox leen ko seen doom yi di daani doole mën a ree fii ngay tasaare sa alal njaboot gu ñu am lu ñu sóor yow mi gëm ndawtal dandume ak sa mu sóor cey ndajay tàkkusaan ba timis maire bu ne jaay sa morom maa la dàq sañ sa maa la ëpp xaalis ñi takk or ñi takk lam jotaay bi kenn di wax l'islam bala maa dee ñi tànt ngandam baas ci joxe gane la ak perlance géew bi li muy rëy waxtu julli du jot ba kenn beddeeg su ñoom julli xoolal maire bu màgget bii lu mu sol ku lay dik carax xoolal ya mu sol yar njaboot gu sakkan ni lëg te xalaatoo ni di nga leeg ñoom ëllëg similaak saala mu dugg taxi wàcc jox si yaaru vasti as tuut ñi jëw la ki ndeyal xew bi ñëw na soxna si yoon bi nga tegu wàcc ko wax ji lu metti dékku ko ku nangu ndawtal tax nga raw say maas boo caatloo ñu dab la jigéen ñu góorgóor leen ci jaamu yàlla te bàyyi suñu ne la daayira fukki dërëm nga ne maa ko lepp te suñu la ndayelee nga joxe 100 000 foo ko teg dafa am feneen fu mu bëgg a dugg ak yow pour ñu waxtaan si. parce que bu ñu nee Fighter Rap. ñëpp dañu naan yëmbal. yes Fighter Rap loolu yoon la quoi xamoo tax mu doon yoon parce que comme li ma la wax rek maanaam man maay soldat bi war a eggale mission bi
parce que Pacoti moom moo géré woon affaire bi téye ko ci loxoom donc tey fii la yàlla yemale carrière internet yu bëri ñu ngi may contacter waa gars yu bëree bëri mais néewul ku ne rek lañ man damay ubbil porte ñëpp sax mais xam nga du n'importe quelle personne moo la bëgg a seet sere nga ni ko kaay parce que ñun ba muy metti woon na gisuñu kenn quoi kon donc warul neex rek tamit après mu yomb quoi te ñun képp ku ñu seet si da nga fiy jëlee succès da nga fiy jëlee ndam xam nga lu tax parce que man ci keppaaru Pacoti laa juddoo ci keppaaru Pacoti laa màggee te Pacoti moom la yàlla namoon mu doonoon acteur bi mais tey fii la ko yàlla yemale mission am kon donc man maa nekk ki nga xam ne maay soldat bi nga xam ni maa war a taxawaat eggali xeex bi te man dama complet ci côté bépp waaw muy damay rap ba pare te damaa dem jàngi ko li ma la wax ki jàngi ak ki jàngul mënuñu yem kuy door a mën kuy saaga waaye kuy ñappaaxoo mën kuy fóon noonu la demee quoi. day mel ni tamit aussi ni nga koy waxee ci sénégalais bi ñu ko rabalee nii mu neex noonu ko mën a rabee ci yeneen façon. si allemand sax bu la neexee ma dóora la. Es fällt dir immer noch sehr schwer zu denken mit deinem Herz. Gefühle sind vergänglich und was bleibt, ist meistens Schmerz. Ich kotze mir jetzt die Seele aus, das hier ist Medizin, dies für meine Seele braucht. Du kannst versuchen, wie die Menge zu sein, du kannst dies biegen und wenden. Doch teste am Ende allein deine Ziele, deine Werte nur geblendet vom Sein. Blickst du zurück und musst erkennen, sie ist nichts wert dieser Zeit. Sind die Ärzte die Pläne geblasst, hast du so gar nicht gebracht. Bemerkst du, dass du eigentlich in dieser Szene nichts passt. tey jii ñu ñëwoon seet si MC Xeur gis ngeen waxtaan bi ni mu demee macha allah bëgguñu woon waxtaan bi jeex mais noonu la mënoon demee li mu fi génne bari na li mu wax bari na tamit aussi gars yi dañ ko déglu dinañ ci bàyyi xel bàyyi ko moom xel topp ko parce que li muy def maîtriser na ko te mën na ko dégg ngeen parole yi mu fi génnee tey maa ngi àndoon ak sama caméraman Pape Thiouna waaw borom ndel bi wala borom leel bi maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee Mamor le grand monteur ne studio Banlieue Actu maa ngi bëggee technicien yëpp di leen jox rendez-vous du yàgg dara dans 15 jours man ak yéen big up. La Banlieue Actu, la télé des surprises et du suspense.